imam suñu ñëwee suñu maam Ibrahim gis nañu moom am na natt yu bare yu ko yàlla suñu borom tegoon gis nañ ko sànni nañ ko ci biir safara gis nañ ko mu bàyyi suñu yaay Hajar ak doomam ci plaine bu désertique foofu dem feneen defi daawa bi gis nañ tamit yàlla nattu ko ni ko pour mu égorger lu tubaab di wax égorger doomam Ismaïl yow loolu contexte bi nan la demee woon nan la mbir yi demee ba moom mu yàlla wax ko mu rey doomam ba mujj ko rey ak lu ci xew yëpp ba tey ji nit ñi di tabaski est-ce que mën nañu xam dellu contexte historique bi ak Coran nu mu ko jàngalee. lu am solo la sa laaj bi parce que am na loo xam ne boo xamul lu mu wundu doo xam cafka bi du la jaral dara te it nit mën na la cee génnee sax wala jaxase déggin bi ba li tubaab di wax créer doute ci yow ba nga commencé am sikki sax naan lii lan la est-ce que dëgg la est-ce que war naa ko continuer def ak yooyu moo tax kon laaj bu mel ni jullit yi dañ koy soxla bañ rek di def dara li tubaab di wax rituel noonu rek de façon mécanique ah tabaski jot na ma jënd xar sol yëre yu rafet rey mais bu ñu ne luy tabaski mënoo tontu bu ñu ne ko Ibrahima mënoo tontu et cetera bu ko defee ñi nga xam ni ñoom dañuy xeex l'islam ñoom dañuy jaar ci ñàkk xam boobu jullit di ñàkk xam yenn yi pour di fa jaxase yu bare bari yoo xam ne mën na sax laal seen gëm wala indi ay tasaaroo ci biir jullit yi kon tabaski fan la jóge loolu lu jara xam la balaa ma ciy dugg mooy xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi subhanahu wa ta'ala baaxee na ko ay xéewal yu baree bari ummaam ay xéewal yu bari bari bokk na ci tabaski na nga seetlu tabaski jëf la bu sunu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam taxawee woon waaye même yahudi yi nga xam ni Ibrahima seen maam la woon bàyyi nañ koo jëfee xam ko loolu xéewal la xool nga secret boobu yàlla daf ko defal ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam même yahudi yi nga xam ni Ibrahima mooy seen maam ñoom ñu jàpp ne Ishaq moom la Ibrahima waroon a rey waroon a loj waroon a sacrifier même ñoom bàyyi nañ sunna boobu te fi mu nekk nii ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kese yahudi yi bàyyi nañ ko nasaraan yi bàyyi nañ ko kon loolu secret am na fa kon loolu mooy wane ni kon islam mu ngi continuer dégg nga gën a nekk fidèle ci héritage Ibrahim alayhi salaatu wasalaam kon du ay fo beneen bi da ngay gis même Sénégal fii ambassadeur Israël da nga koy gis ci presse bi ñu naan la dafay jël ay xar di may ay néew ji doole ndax ñoom reconnaître nañ ne seen maam defoon na ko waaye nañ leen laaj tax ñu bàyyi ko benn ñaareel ba mooy dañ ci lëmas jaan ni ñu koy waxee ci wolof parce que boo xoolee ci presse bi da ngay gis ne seen ambassadeur te man xam naa ni du njuumte suy wax day dimbale jullit yi jox leen xar yu baax ndax sunu maam Ibrahima ñun ñoo ko bokk ak yéen jullit yi ak arab yi mais am na lu mu ciy dugal lu sew loo xam ne lu jar a leeral la daf ciy wax ne waaw mooy bis bi nga xam ne sunu maam Ibrahima ci la bëggoon a sacrifier ci la bëggoon a loj Ishaq xoolal Ishaq lay dugal. dugalul Ismaïl Ishaq lay dugal ci biir discours am jullit yi toog foofu ñenn ñi xëy na xamuñ ci dara sax mais loolu du lu woyof kon dafa bëgg a miinloo jullit yi ne na ngeen xam ne Ishaq ndax moom mooy seen maam ñoom moom lañ bëggoon loj waaye du Ismaïl bi nga xam ne mooy maamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu dama ko bëggoon wax noonu li tubaab di wax entre parenthèses léegi nag kon Ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi mu jàmmarloo ak xeetam ni nga ko waxee borom bi nattu na ko ci lu bëree bëri ba wax ko ci suratul baqara wa iz ibtalaa Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun mu ne boromam nattu na ko natt yu bëree bëri waaye natt bu ñëw rek mu am ci taxawaay fa atammahun taxawaay bu wér amul dingi amul dara loo xam ni day wane ni ngëmam mi ngi doon lox kon loolu borom bi subhanahu wa ta'ala moo ko seedeel borom xam-xam yi wuute nañ nag ci natt yooyu ñaata la ak yan la mais am na yoo xam ne xam nañ yan la bokk na ci bi mu ko nattoo ni ci mu loj doomam ji nga xam ni boo seetantalee alquran bu baax di nga xam ne Ismaïl la du Ishaq mais fan la jógee Ibrahima kon bi mu jàmmarloo ak xeetam woo leen ci tawxiid woo leen ci ñu génn ci bokkale yàlla jaamu yàlla dëgg bi ñu xarab ko bàyyam ci boppam Azara xarab ko ne ko dinañ la duma toroxal la boo bàyyiwul lii ngay woote naan nañ jaamu benn yàlla nañu won ginnaaw sunu yàlla yi mu mujj génn dëkk ba waaye balaa mu fay génn sax sànni nañ ko ci sawara bi borom bi subhanahu wa ta'ala dimbali ko ba mu ñaanee ba hasbunallahu wa ni'mal wakil borom bi daal di wax yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim daal ni safara bi nekkal lu sedd bu ànd ak jàmm ci Ibrahima alayhi salaatu wa salaam kon mu mucc ci ñoom lu ne def nañ ko mu mucc ci ñoom borom bi toroxal leen
noonu tamit jàmmarloo na ak buur ba buur bi foogoon ni moom doon gëmloo nit ñi ne moom yàlla la parce que day rey di dundal yonent yàlla Ibrahima toroxal ko ci kaddu wan ko ne bu fekkee dëgg-dëgg ponkal nga da nga ne yàlla nga fexeel ba jant bi fi ko yàlla di fenqale yow nga soowal ko foofu fi mu koy soowalee nga fenqale ko fa léegi nag xam nga loolu mooy nga changer mouvement soleil beeg lune beeg yooyu moom dafa mujj noppi kon Ibrahima tamit jàmmaraloon ak buur ba waaye nag Ibrahima dem na ba xam ni fii moom mënutu fee dund ak ngëmam léegi nag mu ñaan borom bi subhanahu wa taala moom lañ wax ci alquran ci suratu safat bi nga xam ne moo indi xissa bi mu ne inni zahibun ila rabbi sayahdin mu ne léegi nag maa ngi jublu ci sama borom moom dina ma may bunt dina ma ubbil dina ma trouver solution nga kon yeneen ci ñi doon ñaane du wax lu précis mais dafay wax yàlla defal ma lu gën fii moom doy na waar mais léegi nag yow yaay seet fu gën ci man foo xam ne su ma fa demee mën la faa jaamu te du ma fa ànd ak benn fitna maa ngi lay ñaan nga defal ma loolu ci la ulama yëpp juboo moo xam nasaraan yi ak yahud seen téere ci bible moo xam ulama yi l'islam yi ak firikatu alquran yi ak historien musulman yi ñoom ñëpp juboo nañ ci yonent yàlla Ibrahima mi ngi doon dund ci fi ñuy tuddee Irak tey Babylonie wala nga ne Chaldée yenn saa ci yenn téere yi dañ koy wax ca la jógee foofu nag borom bi di ko gindi nag di ko gindi pour indi ko fi ñuy wax Biladu Cham Biladu Cham mooy fi nga xam ne tey jii état bi tudd Israël ak les territoires palestiniens occupés. La grande Palestine daal. La grande Palestine une partie de la Jordanie une partie du Liban une partie de la Syrie côté boobu la naar yi doon wax Biladu Cham yàgg na donc muy gàddaay di gàddaay ba ñëw foofu donc nag waaye nag ci yoon bi balaa muy egsi ba muy egsi Cham moom Ibrahima ñaan na yàlla ne ko léegi comme man wan naa ginnaaw sama askan wan naa ginnaaw sa réew mi ma juddoo léegi maa ngi lay ñaan kon nga yóbbu ma fu gën waaye tamit nga may ma njaboot boo xam ni ñoom danañ la jaamu ba pare mu am meññeent ci ñoom ñoo xam ni danañ la jaamu wute ko ak sama peuple bële loolu la wax rabbi habli mina saalihin moom ni mu ñëwee ci xissa bi mu ne yow sama borom may ma njaboot boo xam ne day bokk ci ñu baax ñi gis nga kon Ibrahima ñaanul rek njaboot waaye mina saalihin njaboot bu baax kon ba muy gàddaay la ko ñaanaale pour mën a fonder peuple bu bees benn askan bu bees boo xam ne ñoom dañuy mucc ci shirk ba nga xam ni askan bi mu woon ginnaaw ci loolu lañ nekkoon loolu nag borom subhanahu wa taala nangul ko may ko doom boo xam ne tuddul tur bi fa basharnaahu bi ghulaamin halim xissa bi ne borom bi bégle ko ne ko léegi danañ la ñu ngi lay wax ni di nga am xéewal di nga am doom bu lewet halim doom bu lewet doom bu mën a muñ kon noonu la xissa bi commencé kon Ibrahima fa la amee doom bu njëkkam mooy Ismaïl donte xissa bi tudd ko mais loolu ñëpp juboo nañ ci nasaraani yahudi ak jullit yëpp juboo nañ ci ne Ismaïl mooy doom bi njëkk bi Ibrahima am et que magee na sax Ishaq gën jaa néew fukki at ak ñett dama xamul est-ce que am na leneen loo bëgg a laaj ñu dem ci côté boobu. waaw léegi soo gisee moom Ismaïl ñoo ngi koy dàkkantale nit ku indulgent la woon yan rapport la amoon ak papam ba mbir mi di dem ba ci biir ba sacrifice bi épreuve sacrifice bi di ñëw moom parce que comme que papa ju daal woon toog day voyager rek déjà tamit bu mu koy am dégg naa mag la yan rapport la ñu amoon est-ce que loolu gënul woon mettil épreuve bi ci sacrifice bi bu mu ñëwee. waaw papa ji bi mu koy am mag la waaye terewul bi mu ko juree mi ngi ko am ci Haajara parce que Ibrahima da doon tukki rek di seet bërëb bu baax. am na ay jamono nag ni mu nekkee woon Cham ci grande Palestine boobu li nga xam sax dina dalaat encore sëtam yent yàlla Yaquba loolu moo ko daan dama jékki-jékki rek Cham am famine bu metti ci la mujj gàddaay dem Égypte moo tax Yuusufa mujj des foofu moom Égypte et que frère am yi fekk ko fa ndax famine moo leen dàqoon Cham Ibrahima tam am na ay temps alayhi salaatu wasalaam Cham am famine mu ànd ak soxnaam Saarata ñu dem ba Misr bi ñu fa demee nag am na ay xew-xew buur ba bëgg a def ñaawteef ak soxna Saara borom soxna Talla muccal ko ci bi ñuy dem nag buur bi mujj yéemu daal ne ñii ay nitu yàlla lañ waa ji nitu yàlla ndaw si jigéenu yàlla la léegi nag. dégg naa yaram bi dafa bloqué woon dégg naa. waaw bu mu jéemee. waaw dafa nekkoon buur boo xam ne fu mu gisee jigéen bu taaru rek rawatina nag jigéen bu am jëkkër.
dafa bewoon ba nga xam ne jigéen bu am jëkkër rek sax moo koy yëngal ñu baal ma waxin bi ci wolof waaye nag ba mu bëggee jëflante ak Saarata ñaan bu ñëwee ba jege rek yaram bi bloqué muy lox-loxi mu mujj dem ne xam ne lii yàllaa ci dugal loxoom mu ne léegi waaw kon nag léegi yéen xaaral ma bàyyi leen ngeen dem te tam su ngeen di dem sax man dinaa leen jox teranga te bu njëkk ba buur yi bu lay jox teranga dañ lay booleeg benn médecin jox la ay ñam yu bëri jox la tam li ñu tuddee jaam ci jamono jooju nga xam ne say bëkk néeg nga yàlla ñu liggéeyloo ci la dugalaale woon nag Haajara donte woon nag am na ñoo xam ne sax ci ulema yi wala même ci nasaraan yi ak yahudi yi dañuy wax ne Haajara sax doomu buur bu jigéen bi la ci boppam bokkul woon ci jaam yooyu doomu bu jigéen ci boppam dafa yéemu ba ne kii joxaale naa leen ko mais quand même li gën a siiw mooy ne ci jaam yi nekkoon foofu la jël léegi nag sunu yaay Saarata bi nga xamee ni dem na lu yàgg loolu mooy version bible mais ci alquran précisé wul alquran dafa wax rek ni Ibrahima ñaanoon na njaboot léegi nag borom bi subhanahu wa taala may ko doom bu góor boobu kon Ismaïl moo njëkk a juddu mais xam nañ ni Ismaïl yaay mooy Hajara léegi te Hajara tam xam nañ ni Misr la jóge égyptienne la woon donc mu jur Ismaïl bi mu ko juree léegi nag alquran précisé wul mais nasaraan yi ak yahud yi ñoom ñooy wax ne Saarata moo wax Ibrahima na génnee Hajara ci kër gi ndax jalousie ak yu ni mel alquran précisé wul ala kulli xaal yonent yàlla Ibrahima borom bi sant na ko mu jël Hajara ak Ismaïl fekk mu nekk tout tànk mu yóbbu leen ci àll ba àll boobu Ibrahima ci boppam sax boobu temps xamagul ne foofu dana fa dellu si pour tabax kaaba gi kon yóbbu na fa Ismaïl mu nekk tout tànk ak sunu yaay Hajara ñu nekk ci àllu Màkka bi moom lay wax ci alquran rabbi inni askantu min zuriyati bi waadin xayri zi zarin inda baytika al muharram bàyyi naa lenn ci sama njaboot kon ça veut dire que am na beneen partie njabootam bu mu fa bàyyiwul ñeneen ñi nekk Cham mooy Saarata donc maa ngi leen bàyyi ci suuf su wow koŋ amul gàncax maa ngi lay ñaan nga dimbali leen ñu am meññeent am cofeelu nit ñi moo tax nga gis après tribu arabe yi ñëw fa ndax ñaanu Ibrahima la cofeelu nit ñi ak tamit meññeent kon Ismaïl foofu la nekk sunu maam Ibrahima mi ngi fa dellu siwaat ziyaare ko ay yoon bokk na ci yoon bi mu ko ziyaare mooy fekk na Ismaïl toll na au moins ci ay 13-15 ans te gisu ko woon kon nag léegi mi ngi ko am ci mag ba pare alquran ne xale bu lewet la bu baax bi xulaamin xalim ku ko gis bëgg ko donc Ibrahima mi ngi am naqaram ci bu ñu ko tuddee sax naqar mais diisaayam ci gëj a gis doomam bàyyi ko ci àll xam nga loolu doy na waar mu ne léegi xaaral ma dem seeti jiwaat ba mu ñëwee fekk xale bi màgg nag moom la alquran fa lammaa balaga maahu sa'ya moo tax alquran décrire loolu clairement daal ne dafa ñëw fekk ko nag mu nekk waxambaane commencé di ànd ak moom mu koy yónni buy dem ci àll bi mu koy topp ba pare nekk xale bu lewet dégg nga xale boo xam ne ñëpp ko sopp ñëpp ko bëgg borom bi nag kon mi ngi koy nattoo gëj na gis doomam mi ngi ci àll ba xale bi am na nekk na adolescent xale bu lewet la kon nag léegi mu retrouver ko 13 ans après au moins léegi nag yàlla ne ko léegi nag damay seet nag léegi ndax cofeel bi nga nar a am ci xale bi danga ma ko nar a wéccee. kon contexte boobu la mbir mi ñëwee. contexte boobu la natt bi ñëwee. nan la kii bi ñëwee natt bi nan la ñëw ci alxuraan nan lañ ko nettalee nii dafa waaw kay ni mu ñëwee ci alxuraan te loolu tam alxuraan daf ni ciy dimbali bu baax mooy ne bëri na ay xisa yoo xam ne ci alxuraan dafay tasaaroo ci saar yi da ngay fekk lenn fii am na secret bu ci nekk aussi pour nga seet yow pour ngay réfléchir di xool lien yi moo tax mais du pour rek ay fo di ko tasaare noonu te tam ñaareel ba day wane ni lii wax yu la parce que nit moom day bind mu toppaloo xam nga nit buy bind benn récit dañ naan la 8h lii la commencé woon bi 13h jotee mu ne lii après fin ba mu ñibbi. chronologie bi fii nag yàlla moom du topp chronologie doomu aadama da koy dugal fii kon xissa bi mooy noonu mooy que ni borom subhanahu wa taala dafa ni ba mu demee ba toll ci at di ànd ak moom kon nga yow nga xam ni kon xale bi nekk na adolescent léegi nag fa la ko borom subhanahu wa taala am lu mu ko feeñal ci gént qaala yaa bunayya inni araa fil manaam anni azbahuka fanzur mazaa taraa mu ne doom ji te muy Ismaïl loolu dañ ko faram fàcce après mu ne ko man daal maa ngi faral di gént loolu tam ni mu ñëwee ci grammaire arabe inni araa
da nga gis firikat yu bëri di ko firee ci français sax dañuy wax j'ai vu dans un rêve mais dañu war a wax je me vois maanaam nekkul loo xam ne daf ko gisoon benn yoon mu jeex mais daf ko doon faral di gis di ko faral di gis benn xale ak xar kanamu Ismaïla di ko loj daf ko doon faral di gis moo tax mu ne doom ji man de maa ngi gis loolu bu may nelaw loolu daf may feeñu léegi nag mu ne ko yow lan nga xalaat ci loolu xam nga lu tax parce que xale bi nekk na waxambaane mënu ko imposer dara parce que dafa am jaamu yàlla boo xam ni comme daf ko bokk ak doom ji bu fekkoon moom rek li ko yàlla dama gis ne léegi da nga war a julli fukki raaka par guddi est-ce que dina ci laaj doom ji waaye comme daf ko séq ak doom ji te su doom ni bëri daw wala xataraayu mënu ko kon foog doom ji nangu jaamu yàlla bi nga xam ne yàlla daf leen ko boole ñoom ñaar mooy bàyyi buy rey doom bu nangu léegi nag moo tax mu ne ko loo ci xalaat fanzur maza tara lan nga xalaat ci loolu kon daf ko consulter Ismaïl nag wan ko tam dignité de croyant wan ko ni yow ni nga gëmee yàlla bëgg koo topp nangul ko man tam loolu laa bëgg moo tax mu ne ko yaa abati faal ma tu'mar sa tajiduni insha allah min as-sabirin mu ne ko yow sama baay defal liñ la sant xam nga da nga gis foofu ne alquran ba tey waxagul woon ni gént boobu Ibrahima di gént santaane yàlla la Ibrahima daal moo comprendre ne lii muy gis dañ ko sant mu loj doomam mais tontu doom ji wane na ni kon loolu santaane yàlla parce que Ismaïl tam am na lu ko yàlla feeñalal bi ko bàyyam ne seetal loo gis moom tam xëy na ñaan na yàlla am na daal lu ko wan ni lii lu ko yàlla sant la moo tax waxul xoolal bu wax alxuraan dafa doy waar waxul baay bi rey ma rek comme yow loolu nga gis déedéet daf ko ni if'al maa tu'mar defal liñ la sant kon Ismaïl yàlla wan na ko ni lii santaane yàlla la gis nga loolu nan la ko xamee nag xaw ma ko parce que alxuraan précisé ko mais tëggin bi da koy wane mon cher père fait ce qui t'est ordonné kon Ismaïl la na nga seetlu dara ba tey Ibrahima newu ko seetlu nga Ibrahima newu ko yàlla daf ma ne naa la loj daf ko ne maa ngi gis ci gént di la loj Ismaïl moo ko ne defal li ñu la sant kon Ismaïl am na information supplémentaire bu ko may mu ne yaay mu ne baay bi maa ngi lay dooleel ci sa ngëm lii yàlla moo la ko sant donte woon ci man la bul ma yërëm def ko léegi kay man ñaanal ma rek ma nangu ko muñ ko bañ a féeteerlu bañ a daw nga def li la yàlla sant nga def ko ci sama kaw kon xista bi lu doy waar la. kon suñu gisee li nga wax ni nu ñu doon waxtaanee lu ñuy wax ni ay famille Imran ak yenn famille yu bëri islam yàlla da leen préféré ci monde bi jox leen ay yenn doole si maanaam xam-xam ak la prophétie nan la bu mu ko tëralee ba di ko waaj rey nan la mbir mi demee ba xar mi di ñëw foofu tamit bëggoon nañ nit ñi gën ci xam nu mu demee. waaw am na xissa bi ni ko nasaraan yi indee ci bible nga xam ne am na ay wute mais fi mu nekk nii comme laaj bi mooy xisa bi nu mu ñëwee ci alquran mooy Ibrahima alquran joxewul ay détails mais am na détails yoo xam ni ñëw na ci ay xadis ak ci téere firi alquran yi nga xam ni kon Ibrahima bi mu gisee doom ji nangu moom tam yàlla mujj na ko feeñalal ni lii santaane la loolu moo tax yenn borom xam-xam yi wax ni ñetti fan moo am ci épreuve bi ñetti fan bu njëkk bi moom la ñuy wax yawmu tarwiya mooy le 8e jour de Zulhijja 8e jour bi ci la Ibrahima loolu di ko feeñu mais 9e jour bi ci la ko wóor ni lii nag kon santaane yàlla la moo tax ñu tuddee ko yawmul arafa le jour de la connaissance de la certitude mais le 8e jour c'est le jour du songe yëf yi da koy feeñu rek 9e jour moo tax ñu tuddee ko yawmul arafa 10e jour nañ tuddee ko yawmun nahr le jour du sacrifice parce que 10e jour bi ci la jël loxo xale bi dem Minan foofu tëral ko pour faat ko moo tax alquran wax ni fa lamma aslama wa tallahu lil jabin ñoom ñaar xoolal alquran dafa utiliser foofu forme grammaticale bu ñuy wax ci arab duel maanaam français amul duel français lu mu am singulier ak pluriel arabe nag dafa am une 3e forme bu ñuy wax duel mooy que ni dina utiliser forme singulier utiliser pluriel mais dina utiliser ñaari nit fii nag alquran daf leen boole ñoom ñaar pour wane ni ñoom ñaar ñoo bokk li ñu gëm ñoom ñaar ñoo bokk jébbalu ci borom subhanahu wa taala moo tax moo ne fa lamma aslama ñoom ñaar bi ñu demee ba jébbalu maanaam Ibrahima jox na yàlla xolam ba jeex takk pare na pour loj doomam Ismaïl tam jox na yàlla xolam ba jeex takk pare na pour ñu loj ko moo tax alxuraan ne fa lamma aslama ñoom ñaar bi ñu bokkee jébbalu wa tallahu lil jabin borom bi mu ne nag Ibrahima nag téye ko nag jël front bi daal di koy teg ci suuf nag jël paakaam pour rendi foofu nag la alxuraan wax wa naadaynaahu an yaa Ibrahim benn baat daal di koy woo mooy baatu malaaka yi daal di koy woo daal di ko ne nag léegi qad sadaqta ruya yow nag léegi yàlla seedeel na la ne pare nga
pour jëmmal lim la sant pour jëfandikoo ndigal bi mooy rendi moo tax am na ulama yoo xam ne sax dañuy ne dawal na paaka bi ci baat bi am na ñu dañoo xàcc na rek yaakaar ni dem na ba di waaj kon daal. waaw kon sadaqta ruya loolu moom mooy ni jeexal na takk liñ doon xaar ci moom. sans hésitation loolu mooy sadaqta ruya loolu mooy dëggal nga santaane bi dëggal nga li la doon feeñu bi maana li la doon feeñu mooy nga tëral sa doom ba rendi ko kon loolu mooy wane ni kon dem na ba dawal paaka bi parce que su du woon loolu duñ ko wax sadaqta ruya dañ ko naan rek yow de jàmbaar nga yow dem nga ba yéene loj sa doom mais dépassé na yéene kon dafa dem ba lim doon gis ci gént mooy tëral doom ji rey ko kon dem na ba egg foofu waaye nag borom subhanahu wa taala ci nammeelam jubluwul woon mu faat doom ji moo tax nag léegi mu am benn xar benn gàtt bu am solo bu ñu mën a wax bu parfait wa fadaynaahu bi dibhin adim la alquran wax mu ne ñu remplacer ko loo xam ni benn gàtt bu adim bu yéeme loolu mooy xar bu parfait ci rafetaayam ak ni mu mel ak yu mel noonu moom kon moo mujj remplacer Ismaïl nga gis ne foofu soo ma mayee foofu da ngay gis ne alquran dafay feeñal secret mooy géntu yonent yi xoola yonent yàlla yusufa lu mel noonu dal na ko dafa gént fukki biddéew ak weer bi ak jant bi ñu koy sujootal xam nga loolu la gént mais in fine mujjantal ba ñan ñoo ko sujootal frère am yi ak baayam ak ndeyam kon li mu gisoon comme étoile en fait ay frère am lay ay parents am lay doon fii itam Ismaïl li mu gisoon Ibrahima ngeen baal ma li mu gisoon ne doomam la mujjantal bi lan moo koy remplacer benn gàtt fële li mu gisoon étoile lan moo koy remplacer ay frère am ak ñaari waajuram kon alquran day joxe xam-xam yooyu day wane ni kon yonent day gént dara waaye na muy mujjee la ko yàlla di feeñalal loolu mooy dëgg bi kon fii Ibrahima mi ngi doon gis di loj Ismaïl waaye dëgg nag ndeke yàlla mi ngi ko doon préparel kuy remplacer Ismaïl mais li mu doon xaar ci moom yàlla nangu na ko parce que pare na pour loj. balaa ñu ñëw ci leçon yi nga xam ni moom la ñuy tirer ci dualité prophétique boobu entre suñu maam Ibrahim ak Ismaïl am na yenn xisse yi may dégg nu ni moom avant muy dem di looj doom ji. di ko waaj a looj seytaane da ko feeñu di dàqanteeg moom. am na ñu wax tam am na fu mu koy sànnee ay xeer. loolu nan la demee ay xisse nii la rek. wala dëgg la ay xisse yu wér la. yu wér la ci xadis yi. waaw yu wér yoo xam ni. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ko yoo xam ne Ibrahima bi muy dem Minan di yóbbu Ismaïl ci suba soosu noonu seytaane dafa jël forme nit foog naa góor gu màgget ni di ko dogale ñoom ñaar ñëpp mi ngi téye ci loxo doom ji mu naan Ibrahima yow est-ce que am nga xel wala da nga nekk nit ku kan na suñu baal ma waxin bi yow sa yàlla bi bu doon yàlla dëgg dafa war am yërmande du la laaj ngay rey sa doom et cetera pour jéem ko duteloo mu naan Ismaïl yow tamit xale bu ndaw dégg nga ngay nangu ñu lay rey ci turu benn yàlla boo xam ni nangam ak nangam mais ñoom ñaar ñëpp dañ ko doon rëbb a'uuzu billahi mina sheytaani rajim di ko rëbb ba pare nag Ibrahima di jël ay xeer di ko sànni loolu moo indi sànni jamra waaw jamra mooy xeer yu ndaw yooyu jamaraat loolu moo indi sànni jamra loolu moo tax nag jarul jël doole di buuxante di gaañante mel na da ngay sànni seytaane ci boppam parce que seytaane boobu jaaroon na fa jeex na kon foofu dañ ko jëmmal rek mu nekk lu symbolique maanaa bi moo fa nekk moo tax nga jël xeer yu ndaw noonu rek sànni pour wane ni yaa ngi dàq seytaane pour wane ni yow fépp fa la seytaane bëgg a teree jaamu yàlla jël nga xeer sànni ko loolu mooy doo nangu bàyyi sa bànneexu bakkan muy topp seytaane kon loolu mooy symbolique bi am ci jamaraat kon foofu la jógee te loolu xadis yu wér la yu ko indi. donc yan leçon la jullit yi mën tirer su ma nee jullit yi sax yahudi nasaraan ak ñëpp lan la ñu mën tirer si leçon boobu entre sacrifice tentative sacrifice Ismaïl ba ñu indi xar bi diggante papa ak doom diggante tamit soumission exclusive bu ñuy wax bu jullit war a am yan jàngal la jullit mën jàngale si. mën nga wax ne daanaka jàngale yépp feeñ na ci xissa boobu. sur l'épreuve du sacrifice parce que boo xoolee même alquran xissa bi ni mu ko jeexalee comme ni ma la ko waxee souvent alquran day tasaari xissa yi noonu mais fii xissa bi yëpp ba mu ne lumm la indi ci suratu Safat léegi pour que nit ñi concentré wu ci xissa bi mais boo xoolee ni mu ko jeexalee di nga gis ne dimension gëm yàlla yëpp
feeñ na ci xisa bi parce que di nga gis mu ne inna kadhalika najzil muhsinin mu ne ñun ñoo jox Ibrahima benn gàtt mu remplacer doom ji mu ne ndax Ibrahima dafa bokk ci muhsinun xoolal kon ihsaan feeñ na foofu kooku dimension bu am solo la ci l'islam. ihsaan mooy lan mooy nit ki di jaamu yàlla mel na yàlla daf ko tiim xam nga bu yàlla taxawoon léegi ne la jullil am kooku bokkul ak nga ne xaaral ma julli rapidement faj benn soxla da nga ne comme yàlla fi nekk léegi xaaral ma rafetal ko kon Ibrahima xoolal. li mu Jibril doon jàngal yonente bi moom voilà. xam nga dimension boobu lan mooy islam lan mooy iman lan mooy ihsan nga xam kon dimension boobu ihsan c'est l'intériorité même donc Ibrahima dafa amoon culture boobu ba nga xam ne xoolal amul benn yoon bu mu saalit amul benn yoon bu mu yokkat amul benn yoon bu mu ne xaaral ma baakale affaire bi daw dem sama yoon mais xoolal lépp daf ko teg ci yoon ci teey ci rafetal ba dem ba war a loj loolu mooy ihsan mooy dafa mel ne ci processus bi yëpp moom mi ngi bàyyi xel ne yàllaa ngi ànd ak moom moo tax alquran delloo ko maqaama ihsan kon dimension boobu leçon la bu am importance ci jullit bi nu mu war a cultiver tout le temps la conscience de la présence de Dieu ci lépp lu muy def mu bàyyi xel yàlla d'abord su ko defee mu rafetal parce que yàlla lu baax rek la bëgg lu rafet rek la bëgg kooku dimension boobu beneen dimension bi di nga gis alquran wax ci biir qissa bi innahu min ibadina al muminin yàlla di ko seedeel iman rawatina fii iman bil ghaib nga xam ni Ibrahima gëm na ni am na information bu ko bàyyeekoo ci loo xam ni du raison bàyyeekoo ci xel wala ci yeneen xam-xam yu nit di xamee mais mi ngi ko bàyyeekoo ci ghaib donc le mystère de Dieu mais gëm na ko kon tam iman dëgg mi ngi noonu parce que iman du rek lu rationnel ngay gëm kon moom xam na ni lii nekkul loo xam ne ci xel rek lay jóge waaye xam na ni dëgg la boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci ghaib kon foofu tam iman daf fay feeñ kon iman engagement la ci gëm allazina yu'minuna bil ghaib dégg nga bi ñëw ci suratul baqara ci aay bu njëkk bi kon loolu tamit feeñ na fa ne Ibrahima xam na ni am na ay réalité yoo xam ne dépassé na rek xelu nit logique nit moo tax Ibrahima nekk fa naan pourquoi nangam ak nangam su ma ko defee lu ma ciy fekk su ma ko bañee déedéet Iblis ba mu duggee ci lu mel noonu ci la daanu moo tax dañuy comparer souvent analogie bi dañuy comparer souvent li daaneel Iblis ak li yëkkati Ibrahima li yëkkati Ibrahima mooy bañ a topp logique naan waa mais pourquoi nangam ak nangam et cetera sama doom ji ma toll fii ba pare et cetera su doon poser ay questions rek seytaane nax ko mais seytaane moom dañ ko ne sujjóotal au lieu que mu sujjóot mu nekk fa naan non maa ko gën man lii lañ ma bindee ñu bindee ko noonu kon Ibrahima wane na dimension iman boobu mooy au-delà de la raison mu nangul yàlla beneen dimension aussi am na ci islam bi ma wax sànq fa lama aslama kon ñoom wane nañ fa soumission wane nañ kon jullit dëgg mooy koo xam ni da ngay obéir ci commandement yàlla kon ay je suis musulman non pratiquant kon weddante ne ak xissa bi waaw jullit laa mais bon bu yàlla santaane julli non xam naa na jamono ne non riba amul problème xam nga nit ñi dañ soxla xaalis wooy non voilà je suis pas pratiquant mais sama xol baax na ak yooyu yëpp ay faux problème la kon xissa bi wane na ni jullit dëgg bi yàlla nangul mooy koo xam ni dafay obéir ci commandement yàlla amul lu gën a metti ñu ne lojal sa doom nga taxaw loj kon nag léegi ñu ne la jullil ñaar rakk ñeent rakk nga ne non c'est compliqué kon yow xaadi goo egg ci dimension soumission boobu kon islam feeñ na fa kon tamit salaamun ala Ibrahima boo toppee xissa bi da ngay gis ne Ibrahima bi mu nangulee yàlla ci la ko yàlla seedeel yooyu yëpp ba pare ne ko jàmm wàcc na ci yow comme yàlla mooy joxe jàmm allahumma anta salaam wa minka salaam yàlla bi joxe jàmm bu la ñaanalee jàmm mooy am nga ko yàlla bi joxe jàmm bu la ñaanalee jàmm mooy am nga ko mooy jàmm dëgg bi nag jubboog sa borom jubboog sa bopp am jàmm may nit ñi jàmm ndax ngëm bu wér kon loolu yëpp ñëw na ci xissa bi mais yooyu yëpp Ibrahima xamul woon liy xew après Ibrahima moom li ko yitteel mooy soumission bi mooy temps topp li yàlla wax mais xoolal bi mu ko defee bopp li ko ci fekk ci xéewal mais xoolal Iblis ba mu bañee li ko ci fekk ci toroxtàng ak ruine gis nga kon soo toppee yàlla rek xéewal moo la ciy fekk même boo ko xamagul kon nag Ibrahima def na ko yàlla tagg ko yëkkati ko maqaamam ba pare nag wax ko ni léegi sa tur dinaa ko bàyyi ba histoire ba àdduna di jeex depuis boobu ak léegi ñu ciy waxtaane ñu ciy waxtaan waaw di ko xëccoo yahudi di wax nasaraan di wax ñu jullit ñuy wax kon nag loolu lu rëy la ñun ñuy jullit di wax allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim ay milliards jullit di ko wax depuis ñaata siècle ba àdduna di tukki xam nga ni kon loolu lii ñuy def ni dëggal na prophétie boobu am ci alquran dëggal na ko ba xissa bi di jeex tamit borom subhanahu wa taala dafa wax Ibrahima ne ko léegi nag naa la baaxe Ishaq xoolal xissa bi kon loolu déjà dalay wan ni ki ñu doon bëgg a loj mënu nekk Ishaq parce que ci fin wu xissa bi yàlla ne ko léegi nag ma baaxee la beneen doom bu tudd Ishaq boo xam dinaa ko def yonent kon bu fekkoon ki njëkk ki ñu doon waaj a loj mooy Ishaq kon répétition bi du am sens parce que mënoo wax ne Ishaq
loj nañ ko nangam ba pare léegi dinañ la baaxee Ishaq. loolu dañuy dindi ci question bu ñuy wax ndax Ishaq la ñu loojoon wala Ismaël divergence yu ci am yi comme que maam Ibrahim ñëpp ko bokk que ce soit jullit yi nasaraan yi chrétiens yi yan divergence moo am ci lan moo tax yeneen entre parenthèses diine yi di wax ni Ishaq la su ma la déggee. fin wu récit bi su waxee ni dinañ la may après Ishaq rek mooy maanaam clôturer récit bi mais Ismaël la ñu naroon looj. Parfaitement parce que kenn mënul ci xel kenn mënul gis. leneen luñ ko mën a atte te tam effectivement xam nga ni alquran dafa ñëw wax ne day jubbanti yenn yi nga xam ni dafa xaw a lënt ci téere yi jiitu maanaam ci injil ak tawraat parce que yooyu mooy yi gën a jege alquran am na yeneen yoo xam tax réer na kenn xamatul lan la comme soxofi Ibrahim ak Zabour ak yooyu kon alquran dafa ñëw pour rectifier erreur yu nekk ci téere yooyu te mën nga wax sax du erreur ñaari mbir la. soit nañ ko déggee ñoom seeni ulama ba jàngal ko seeni ñi gëm am na njuumte alquran ñëw indil ñu compréhension réelle bi fahm bi beneen bi du sax compréhension maanaam bii ma la wax ni compréhension man texte bi wér na mais niñ ko jàngalee ñoom alquran ñëw wala ni nii lañ ko war a jàngalee beneen bi mooy texte bi ci boppam sax moo am modification am na si ñu am fit ci ñoom am falsification alquran da koy wax yuharrifuna al mawadia yuharrifuna al kalima an mawadia alquran dafay wax yahud yi naan seeni borom xam-xam yi dañ doon soppi dégg nga kaddu gi ak feneen fi mu wax ne ñi nga xam ni allazina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hada min indillah fa waylu lilladina yaktubuna alkitaba bi aydihim toskare ñeel na ñi nga xam ni bind ak seen loxo ay téere ba pare di ko askanal yàlla kon loolu mooy wane ni léegi alquran bi mu ñëwee nag dafay wéral loolu yëpp defaraat ko loolu moo tax kon différence yooyu di am ñun jullit ñun dañu gëm xàqan ne li alquran wax mooy dëgg mais ñee mën nañu wax ne waaw ñu tam li ñu wax mooy dëgg moo tax kon léegi nuñ ko mën a régler ci xel waxtaan léegi nañ dem ci argument yi waaw mais alquran new na maay dëgg rek nangu leen léegi bu ñu demee ci argument mooy loolu boo xoolee xissa bi nii te après itam dinaa la wax bible tam liñ ci indi xissa bi nii da ngay gis ne au départ dafa wax bi gulaamin halim ñu wax Ibrahima di nga am doom boobu mooy doom bu njëkk bi ñëpp jubóo nañ ci nasaraan itam jubóo nañ Ismaïla mooy taaw mais bu xissa bi demee ba jeex nag ci la wax ni ko alquran waxee wa basharnaahu bi ishaqa nabiyyan min as-saalihin nga xam ni kon mënuloo bu fekkee ci kaw da nga faa def ishaq nga def ne ishaq lañ ko annoncé après ishaq la ñu loj nangam ak nangam ishaq moo wax baay bi man nangu naa ba xissa nag nga ne léegi nag ñu bégalee ko doom joo xam ne ishaq lay tudd bu fekkee xel mi ngi fi de xel a ngi nekk xel ba tey dana jafe nga jàpp ne ishaq moo nekk ci kaw parce que bu dee loolu répétition bi day nekk contresens kon loolu déjà benn argument la bu dëgër ci wàllu xel boo xam ni neexul irréfutable beneen bi tamit mooy nga xool même xissa bi mu jeexee alquran bi mu waxee wa barakna alayhi wa ala ishaq mu ne dinaa la wërsëgal kon ishaq dafa nekk loo xam ne mën nga wax ne récompense la bu yàlla defal Ibrahima ginnaaw bi mu nangoo loj Ismaïl récompense la parce que après xissa bi la ko yàlla wax léegi naa la bégalee ishaq te da nga gis ne ishaq boo demee ci alquran yëpp amul fenn fu Ibrahima ñaanee doom bu tudd ishaq malaaka yi dañ ko def par surprise ñëw ne ko di nga am beneen doom mais doom bi mu njëkkoon ñaan kooku mooy Ismaïl léegi nag nga gis alquran wax ne wa barakna alayhi wa ala ishaq yàlla wax na léegi ma barkeel alayhi boobu li ñuy wax damir boobu pronom personnel boobu ci Ismaïl la dellu ak ishaq li koy wane mooy dafa ne wa min zurriyatihima alquran utilisé waat encore duel les deux personnes mu ne muhsinun wa zalim mu ne ci seen ñaar ñooñu dinaa fa jénnee askan yoo xam dana ci am ñu baax ak ñu jubul bu fekkoon alayhi bii mu wax lui boobu mu wax bu fekkoon Ibrahima la ci jublu du mu am sens parce que mënoo wax descendance boo xam ni Ibrahima moom moo jur ishaq kon mënoo wax ñoom ñaar seen descendance parce que benn descendance bi la kon su alquran indee ñaari descendance c'est que c'est deux personnes différentes bu barak na alayhi kon alayhi boobu Ismaïl la parce que ginnaaw ga alquran dafa ne ñoom ñaar ku nekk ma may la askan boo xam ne am na fa ñu baax ak ñu baaxul mais mënul wax ne Ibrahima ak ishaq ma may ku nekk si ñoom askan bu bokkul parce que benn askan bi la loolu tamit beneen preuve la bu irréfutable boo demee tamit ci alquran ni muy melalee Ismaïl dafa leer bi gulaamin halim
ñaari yoon yi mu ñëw ci alquran yëpp ah ci suratul anbiya ak suratul hijr daf ko wax ni ñu ngi lay annoncé ah benn déedéet ghulamin halim benn yoon boobu la ko askanal Ismaïl la tuddee halim un enfant longanime xale bu lewet halim Ismaïl la ko tuddee par contre Ishaq ghulamin alim la ko tuddee ci suratul hijr ak suratul anbiya kon c'est pas par hasard yàlla dafa bëgg a wane ni ñaari xale yi bokkul kële mi ngi ko tuddee halim ku mën a muñ ku lewet mooy Ismaïl fële nag ñaar yi mu wax yépp ne annoncé nañ juddu Ishaq daf koy lëkkale ak alim wa nubashiruka bi ghulamin ismuhu bi ghulam wa nubashiruka bi ghulamin alim ci suratul hijr fële ci suratul anbiya mu ne wa basharuhu bi ghulamin alim kon ñaar yëpp dafa wax ni ñu annoncé ko doom ju bëri xam-xam fële nag doom ju lewet ñaar ñooñu bokkul kon tam kooku beneen argument la bible ci boppam nag dañuy reconnaître ñoom ne donte woon Ishaq lañ def seen texte mais yàlla dafay wax si ñoom d'après ni ñu ko tëralee ñoom Genèse chapitre 22 ak ki ci topp yëpp prends ton fils unique que tu aimes tant Isaac boroom xam-xam ulama yi nag dañu ne Isaac boobu ñoom ñoo ko ci dolli parce que ton fils unique Ismaïl la rek en un moment donné moo mës a nekk fils unique parce que magee na Ishaq gën jaa néew 13 ans kon bu Genèse di wax ton fils unique Isaac musul nekk fils unique parce que c'est le deuxième fils le premier fils c'est Ismaïl donc même dans le cadre de la Genèse ah mënoo fexe ba expliquer qui peut être le fils unique en un moment donné dans la vie d'Abraham à part Ismaïl donc pendant 13 ans Ismaïl était le fils unique mais Isaac bi muy ñëw fekk na fi Ismaïl kon fils unique boobu ulama yi dañ naan wax dëgg yàlla nag suñu toppee di yëf yi ba topp ko fils unique boobu Ismaïl la mën a doon léegi nag xëy na loolu moo tax ñenn ci seen ulama ñoom dolli ci Isaac ton fils unique Isaac pour que insistance boobu ci dolli Isaac mooy wane ni kon dañu bëgg a wane ni xéewal boobu ci Isaac la jaar te nag boo seetee ba seet mën nga wax rek du ko problème tur mais jubluwaay bi lan la mooy que yahud yi dañu bëgg a wane ni Ismaïl amul benn bayre et que li yàlla defal Ibrahima yëpp mi ngi jaar ci Ishaq loolu moo tax ñu initié ci Isaac léegi nag suñu bàyyee Ismaïl am cër boobu pour ñoom comme day indi ay problème pour ñoom Ismaïl du sax doomu Ibrahima ndax doomu jaam bu jigéen la woon ñoom loolu la ñuy wax bu tudd Ajara mais boo demee ci Genèse ci boppam da ngay gis Saarata ñoom ci liñ ko waxloo alxuraan firndeelu ko de ci liñ ko waxloo mu ne Ibrahima doomu jaam bi dama bëgg nga soril ma ko parce que mi ngi may reetaan di ma sobate ndax li ma amul doom wala nangam mais même ci biir Genèse yàlla dafay wax Ibrahima Ismaïl tam sa doom la kon tam doo ko toroxal jël yaayam ak moom nga yóbbu leen kon tam même ci biir Genèse Ismaïla doomu Ibrahima la kon nag Ismaïla rek moo nekk fils unique en un moment donné amul benn moment boo xam ne Isaac nekk na fils unique lu dul nga jàpp ne Ismaïl du doomu Ibrahima te loolu mënul dugg ci xel. su ma la comprendre imam dafa mel ne yonent Yàlla Ibrahima alayhi salaam moom da doon ñaan doom parce que màggetoon na ba mënul am doom yàlla may ko Ismaïl natt ko si mu jàll natt bi mu joxaat ko doom ba nga xam ne yaakaaru ko woon kooku mooy Isaac. donc waaw kay Ibrahima bi muy ñaan doom boobu temps dëgg la mag la mais eggagul ci ñàkk am doom te na li la koy firndeel encore mooy que ni juddu Isaac mooy miracle mais juddu Ismaïl du miracle parce que Ismaïl mi ngi juddu ci yaay joo xam ne mën na am doom loolu moo tax alxuraan nekku fa di wax ne Hajara jaaxle et cetera comme ni mu koy waxee ci Sarata donc lu tax loolu il faut comprendre ça parce que Hajara xale la woon même Bible sax ñoom dañuy reconnaître ne Sarata moo wax Ibrahima boo sëyee ak ñu baal ma wax bi ak Hajara ndax nga am ci doom parce que man mag la kon moo lay wan ni doomu Ibrahima alayhi salaatu wasalaam te muy Ismaïl ak Hajara processus normal la Ibrahima mag la woon mais ba tey mënoon na am doom donte woon mag la Hajara xale la par contre Sarata fekk na Ibrahima egg na foo xam ni normalement mënatul am doom ci góor et que tam Sarata dégg nga moom tamit egg na foo xam ni dafa stériloon mënul am doom kon loolu moo tax juddu Ishaq moo nekk miracle mais juddu Ismaïl la lu normal la. gis nañu léegi loolu day wane message islamique bi le fait que islam reconnaître descendance su maam Ibrahima ñu ni Ismaïl tribu Kinaana ba si banu Hachim ba yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo reconnaître tamit Isaac Yacoub Youssouf ak beneen kii bi loolu day wane ni vraiment c'est ça la vérité. mais effectivement parce que pour reconnaître ñaari mbir yëpp daal. voilà sans aucune divergence. sans aucune divergence sans les opposer sans xarab kenn
mais par contre boo demee ci yahudi yi ak nasaraan yi ñoom Ismaïl la dañu woyofal mbiram te loolu malheureusement chrétiens yi kenn xaaru woon loolu ci ñoom parce que ñoom xam nañ yahudi yi li ñu def ba tax Isa bu mu ñëwee fu mu jaar ak ñoom mais malheureusement dañu topp yahudi ci yu mel noonu lu mel ne affaire Masih am na loo xam dañ cee topp yahudi lii tamit question bi tam dañ ci topp yahudi ñoom tam jàpp ne boo demee seen téere yi li ñu bind yëpp jàpp ne Isaac loolu alors que bu ñu ko seetantaloon bu baax danañ xam ne yahudi ñoo nas affaire boobu rek teg ko et que Ismaïl moom mooy le fils aîné dégg nga et que yëf yi ci moom lay mujjewaat moo tax Isa ibn Maryam alayhi salaatu wasalaam moom lay mujj annoncé waat ismuhu Ahmad boobu mooy ni kon yëf yi day delluwaat ci le fils aîné Muhammad boobu ce n'est rien d'autre que un descendant de Ismaïl c'est le fils aîné c'est le vrai héritier moo tax nubuwwa ci moom lay mujjee loolu tam c'est logique léegi nag kon Ismaïl reconnaître al islam reconnaître ñëpp jox Ismaïl cëram jox Ishaq cëram Ishaq moom la yàlla cërale nubuwwa bi ak kitaab bi depuis ci Ishaq ba ci Isa à partir de Isa nag yàlla gis na ni léegi nag banu Israël matatuñu taxawaay bi mu bëggoon ci ñoom ci jëmmal l'islam ñu trahir alliance bi kooku nasaraan yi xam nañ ko d'accord nañ ci mais moom nasaraan yi dañu ne Isa ñëw na yàlla gis na léegi doomam rek la mën a yónnee pour xettali nit ñi islam ne déedéet Isa def na leen léegi nag doomu Ismaïl la mën na xettali àddina bi moo tax mu annoncé leen dégg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam léegi ne yahudi bañ ñaar yëpp bañ nañu Isa la mu wax bund xataal ko bëgg koo faat bañ nañ tamit yàlla yónnee doomam nee nañ loolu moom mënul nekk mais tamit loolu ànd nañ ci ak islam mais tam bañ nañu ne léegi nag xaatamu nabiyin di génn ci beneen xeet bu dul ñoom boo tax soo xoolee ulama wu banu Israël yëpp yi nekkoon Médine liñ doon weranteeg yonent bi yëpp yonent bi teggi na ko luñ ko laaj tontu na mais lenn rek moo taxoon ñu bañ mooy ne nanguwuñ mu nekk arab. débat wu xeet la plutôt que. débat wu xeet la plutôt que dëgg voilà. gis nañu comme li nga doon wax rek si yonent yàlla Insa sax dégg naa si loolu dégg naa keroog yowmal xiyaam yàlla da koy laaj est-ce que yow sax yaa waxoon ni ñu jël la yow ak sa yaay ndax ñu def leen ay genre yàlla dégg naa da ko koy laaj. waaw da koy laaj xam nga gis nga loolu tam ci secret alquran la bokk mooy alquran di waxe xibaar boo xam ne amagul. moo tax yowmal xiyaama taxawagul waaye terewul borom subhanahu dina laaj Isa ne ko yow ak sa yaay ndax yaa doon wax nit ñi ñu jàppe leen ay yàlla Isa ne ko man xaw ma dara ci yow te xam nga lépp ci man la ma leen doon wax mooy nañ la jaamu hada siratu mustaqim nan la jàm fa'budu allahu rabbi wa rabbukum borom bi mooy sama borom di seen borom na ngeen ko jaamu loolu mooy yoonu njub mu ne loolu laa leen mës a wax ba ma fa jógee nag la ñu def sama ginnaaw yëpp man xaw ma ko te yow xam nga ko kon loolu tamit leer na parce que foofu tamit dalay wan ni am na ñenn ñoo xam ne ci yahud yi ñooñu alquran li mu fa jublu mooy ñi mujj ëppal ci yahud yi xam ne Isa ndaw bi yàlla la mais ñu mujj dem ëppal ba jox ko cëru yàlla waaw loolu laaj boobu ñooñu lay tontu mais laaj boobu du pour yeneen yahud yi nga xam ñoom dañoo weddi woon ci boppam sax Isa laaj boobu pour ñi nga xam ne la gëm nañu Isa waaye ëppal ci xaabaabal ci ba tuddee ko doomu yàlla. Dernière question imam, la morale dans toute cette histoire religieuse donc suñu maam Ibrahima lu mu doon ñaan ni pour am descendance bu pieuse mujj na ko am ba si yonent Yàlla Muhammad Yusuf ak ñëpp ba tey jii ñu si wax postérité bi fàtteegu la. mujj na ko am tey boo seetee ba seet Ibrahima taxawaay yooyu natt yooyu ñu wax te nattu loj bi nekk ci benn ñu sànni ko ci sawara bi mënoon na wax ne comme nag jaral na leen ngeen sànni ma ci sawara léegi nag ma jaamu seen xërëm comme yëpp mais mu ne sànni leen ma fu leen neex xasbiyallahu wa ni'mal wakiil yàlla dimbali ko ak yeneen ak yeneen kon loolu mooy wan ni Ibrahima dafa matal taxawaayu ngëm dëgg léegi nag moo tax yàlla def ko xarit d'ailleurs xalil boobu yàlla Ibrahima rek la ko tuddee ci alquran wa taxadallahu Ibrahima xalila yàlla jël Ibrahima def ko xarit waaw maqaama xalil parce que maqaama la nekk xaritu yàlla maqaama la dafa am doy waar nekk xaritu yàlla quand même moom jullit la mu'min la muhsin la lépp la mais tam xalil la. xam nga ci xista bi wax naa la mu'min la wax naa la muhsin la wax naa la ni kii la muslim la et cetera ba pare yàlla dolli ko ci ne tam xalil nga sama xalil nga léegi kon Ibrahima taxawaay bu rafet boobu li mu ko jural mooy borom bi ne ko léegi inni jaa'iluka linnaasi imaama kon à partir de Ibrahima le salut de l'humanité dépend du respect des enseignements yi yàlla jox Ibrahima ak njabootam ba àdduna di tukki ñëpp nag chinois sénégalais ñëpp il faut que ñu comprendre l'histoire du salut maintenant passe par la postérité d'Abraham loolu mooy la grande morale de l'affaire léegi nag Ibrahima ku nekk lu baax sa bopp nga koy njëkk a yéene ak sa njaboot moo tax bi ko yàlla waxee loolu rek mu ne ko wa min zurriyati def nga ma imam de l'humanité pour tous les temps
mais léegi nag man sama njaboot nag su ma làqoo nuñ nar a mel borom bi nag ne ko laa yanaalu ahdi zalimin ne ko sa njaboot nag ña nga xam ni du ñu am sa taxawaay du ñu am kóllëre bi ma am ak yow laa yanaalu ahdi zalimin kon alliance boobu ñuy wax ci Bible alquran reconnaître na ko mais pour ñi nga xam ni teg nañ seen tànk fi seen maam Ibrahima teg tànkam mooy lan wéetal yàlla topp ay santaaneem bàyyi ay tereem léegi nag ñi mel noonu si njabootu Ibrahima yàlla tànn ñu ko neex ci ñoom def nubuwa ci ñoom ak téere bi kon yent yàlla Yusufa yent yàlla Suleymaan ak Yaqub Suleymaan ak baay bi Daawuda ñoom yàlla jox na leen mulk nguur pouvoir temporel bi mu waxoon ci alquran ne yàlla dina def ci njabootu Ibrahima mulk kitaab def na ko Zabour jox na ko Daawuda jox na ko tamit Moussa Tawraat xikma mooy xam-xam bi lay may nga xam li yàlla wax ci téere bi di ko jàngale loolu tam def na ko ci ñoom nubuwa def na ko ci ñoom kon yàlla li mu diggoon Ibrahima yëpp def na ko ba àddina bi di tukki nag texe àddina bi mi ngi aju ci loolu ci ñu xam ne Ibrahima mooy le personnage central le personnage de l'alliance et que njabootam tamit ñi yàlla def ci ñoom nubuwa ak xikma ak diine ba ci Isa mu mujj annoncé ki nga xam ne mooy xaatamu nabiyin mooy Muhammad alayhi salaatu salaam nga xam ne nag moo def un appel léegi nag universel parce que ba ci Isa mbir mi ngi yem ci càllale banu Israël banu Israël ñoom la yàlla di waxal léegi nag ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla wax ak àddina bi yëpp. loolu dañ ciy bifurquer rek dernière question jeexoon na ba pare mais kon day wane ni dëkk yu yàlla tànn la soo waxee Chaldée wax Irak wax Grande Palestine Cham booru Israël ba Makka Médine donc dafa mel na yàlla dafa tànn dëkk yooyu am na lu muy signifier ba keroog yowmal xiyaam di waaw ay dëkk yu mu tànn la boo waxee fi Ibrahima jógee Chaldée amuñu preuve amuñu benn tegtal pour wax ni foofu yàlla tànn na fa parce que Ibrahima judd na fa daal mujj gàddaay mais nag Grande Palestine bi même boo gisee ci alquran yent yàlla borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ne yent yàlla Luut qui est un neveu d'Abraham sëtam la ak Ibrahima yàlla ne ma yóbbu leen ci suuf si ma barkeel ard bi nga xam ni baaraknaaha xam nu mu ko waxatee ci aaya bi kon Grande Palestine boobu foofu lañ demoon kon foofu effectivement yàlla wax na fa am na lu bëri loo xam ne ci humanité bi foofu la jaaree yonent yu bëri jaar nañ foofu def fa yonent bi salaam gis nga bu muy rañaan ñëw na fa pour wane encore ne fii cosaanu yëf yi la noonu mais noonu tamit Màkka tamit gis nga li fa xew Ibrahima fa la ñëw defaraat fa kaaba gi wala tabax kaaba gi ñu daw fa Safa ak Marwa def fa aj bi taxaw fa Arafat kon tamit gis nga bërëb bi nu mel te loolu tamit Ismaïl ak yaayam ñoo marqué lieu boobu parce que Safa ak Marwa boo waxee rek sa xel dem ci Hajara Minan boo waxee rek sa xel dem ci Ismaïl ak Kaaba gi ci boppam Ismaïl ak baayam ñoo defar Kaaba gi mënoo koo dissocier Kaaba gi mosuñ ko def feneen fu dul foofu noonu tamit Madina nga xam ne mooy jàkka Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xéewal yi fa am ak li ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak Baytul Maqdis kon mooy dëkk yooyu ba àddina di tukki tamit di nga gis ne tous les événements messianiques yi nga xam ni àddina buy tukki di ngay gis ne ci bërëb yooyu lay xew diggante Makka Madina ak Baytul Maqdis Jérusalem ak tamit Cham côté Syrie yu bëri foofu lay xewee loolu moo tax képp koo dégg muy woote ay ne moom Masiix la Messie la wala yonent la wala nangam fin du monde laaj ko rek fu muy mujjee moom foofu waaw bu la nee maa ngi Afrique ak maa ngi ay Chine ak nangam nga ne ko affaire bi dina xaw a doy waar parce que ñun li ñu xam mooy ni bërëb yooyu la yu bëri di xewee ci ay textes yu leer a leer même Yaajuuj ak Maajuuj nga xam ne mooy peuple yooyu nga xam ne dañuy am doole bari da nga gis ne lac Tibériade boobu nga xam ne mi ngi tey Israël nga gis xaddis yu leer yu wér yu lay wax ne danañ jaar foofu ba naan ndox moom kon nga xam ni kon c'est des territoires précis yoo xam ne dañu am signification symbolique religieuse très importante. dégg naa instant tamit Jésus foofu lay reyee Dajjal zone boobu. foofu lay reyee Masiixu Dajjal xaddis bi dem na ba tudd ko Ludd te tey Ludd boo demee ci Israël nga xool carte bi nga xool nga tàppee Google yëpp da nga gis ne Ludd je crois que c'est à 50 kilomètres de Jérusalem xoolal loolu. kon loolu leer la kon nag bërëb yooyu bërëb yoo xam ne la war nañ comprendre lan moo fa xew ak lu fay xewaat. waaw waxtaan bi jeex na imaam loolu moo doon waxtaanu tabaski bi ak imaam Makhtar Kanté xanaa ñu bàyyi la rek nga présenter tes vœux au monde musulman. waaw di ndokkale ñëpp ci fukki fan yi ñu nekk di ñaan borom subhanahu wa ta'ala defal ñu ko muy fukki fan yoo xam ni day nekk ressourcement spirituel
dellu suñu borom subhanahu wa taala waaye tamit day nekk dellu ci nite ak dellu ci def lu baax tey àddina bi ni mu mel ñaaw na jaayante doole tuur deret préparer ay guerre bàyyi ay xale ñuy faatu tooñante yooyu moo tasaaroo tey ci àddina bi kon yàlla na yàlla def fukki fan yi ak tamit ki nga xam ne ñu ngi koy xëccoo muy nasaraan muy yahud muy jullit yi nga xam ne tey lu yëngatu ci àddina bi seen loxo mi ngi ci biir wala ñoo seetaan kon nañu dellu dëgg-dëgg ci héritage Ibrahima alayhi salaatu salaam mooy jaamu yàlla def ay santaanem te bu ñu tegee suñu tànk foofu kon tam jàmm rek la ñuy indil ci àddina bi. jërëjëf Imam Ahmad. jërëjëf.